biru concert boobu. cinéma yi xam ne da ngeen cay dugg muy cercle noir wala muy nu mu tuddati beneen bi nekk ci infidèle wala yeneen yu ñu mel ngeen dugg ci est-ce que nekkul loo xam ne war ngeen ko def parce que tamit liberté la te création la te ba léegi wanewuñu loo xam ne mën na heurter sensibilité. waaw bref procureur jox nañu dëgg. kon xam nga procureur neewuñu naan ku leen yónni jox nañu dëgg ils ont été sanctionnés. alors les séries dinaa dégg souvent certaines réflexions déplacées de la part de tes confrères di ñu dëkkal fu ñu dëkkul. Jamra mooy kan fii du état islamique fii du Iran fii du Afghanistan dak la ñuy bëggee nekk directeur de la conscience gendarme de la morale ma bëgg a leeral fii tout de suite pour mu leer parce que dañu tuumal il est temps de mettre les points sur les i bërka démb ba léegi rek des joints intellectuels soi-disant Ibrahima Sène sax dugg na ci coow li Jamra lii Jamra laa stigmatisation diabolisation ça ne passera pas alors ma préciser ne yàpp sénégalais yi weesuwul nga bëgg a dëkkal Jamra dans ces fausses imputations des gendarmes de la morale et des directeurs de la conscience. mais loolu lañ dugg suñu leen gisee ci série yi ngeen bëgg taxawee. waaw dama lay tontu d'abord ci li nga wax. parce que sénégalais ku ko xam dans son attachement viscéral aux valeurs de démocratie et de liberté d'expression yàpp sénégalais yi weesuwul nga bëgg ko utal ku koy xool ku koy tànnal lu mu war a xool ak lu mu warul xool ñun suñu taxawaay du leneen lu dul taxawaayu n'importe quel membre de la grande famille consumériste du Sénégal moo tax très souvent damay citer en exemple nos collègues de Ascosen qui font un excellent travail pour les produits alimentaires yiy dugg ci suñu biir yi comme ceeb boobu ñuy wax Bifalo qui est un riz bu ñuy jaxase avec des cristaux de gel cancérigènes Ascosen moo ko xeex daal di ñu sowee ci lu bari alors autant ñoom ñu ngi xeex de manière légitime contre yu bon yi commerçant véreux di jaay di ko dugal suñu biir mu porter atteinte à la santé publique autant ñu itam considéré nañu ne et c'est notre droit le plus absolu que ce ne sont pas seulement les pots de tomates avariés et les boîtes de conserve périmées qui sont des produits de consommation dérive audiovisuelle yi dugg ci yóoru xale yi di leen jàngal ngóor jigéen comme la série Réewu Leen qu'on a combattu et qui est hors circuit di yàq seen xol di fa daganal am jëkkër am ñetti far sur fond de pornographie verbale ñun jàpp nañ ne yooyu aussi c'est des produits de consommation alors léegi nag y a des gens mën naa la wax non xam nga Jamra Mamara may ko parce que sànq ba léegi yaa ngi wax te yëkkatu kàddu te li nga wax dafa yegg directement ci sujet bi xam nga ku nekk tam ak fi ngay waxee ku xam Mame Matar Gueye ak fi mu génnee danga xam ne moom ci yax bu rëy la jóge moom sax da koy wax ñoom ci famille ndakaaru yu njëkk yi lañ bokk jàngam sotti na dem na jàngi à l'étranger informaticien la foog naa moom monte même réseau informatique u CICES ba nekk PCA bi foofu la mujjee kii xam nga su la sa lépp yombee nga bokk ci li ñuy wooye yax bu rëy gis nga tolof àddina daf lay xaw a jaaxal soo gisee koo xam ne daraam musul yomb parce que gis nga ñiy def ay film ñiy def ay musique ak yooyu xam nga réew mi ku sañoon da ngay jàng ba sa jàng mat jóge ci kër goo xam ne dañ li ñuy ñëwee yax bu rëy fa ngay jóge génnee fa di jàng sa jàng sotti nga liggéey ba sa retraite jot ba ñu tabal président de quelque chose nga nekk nag nga sotti daal nga sotti xam nga loolu ñi ko am ci réew mi dañoo barewul soo ci nekkee da ngay foog ne ñëpp noonu la ñu war a mel donc képp koo xam ne àddina mayu ko dara te lu mu am daf ko ñàkk sonn ci di xuus xam nga da ngay toog ci kër xam nga yow bés boo nekkoon ci foo xam ne lu taw bi metti ndox mi du la fa fekk soo gisee ñoo xam ne dañuy jàmbat ay toq ndox sax da ngay naan ñii nag dañuy bëgg a yëpp ñii dañu bëgg a weddi yàlla dama ragal ne moom looloo ko dal gis nga fii mu nekk nii ñi fi nekk di def ay film ñii di football ñii di làmb xam nga làmb ji da ngay takk say téere sotteeku ay soow dóorante ay kurpeñ saagante xam nga fii si kii
parce que da nga bëgg a bokk ci réew mi parce que mayuñ la dara ki nga xam ne nag réew mi defal na ko lu ne ci àddina ba desal la ay weccit su la neexee nga taxaw ne réew mi nii la war a doxee waaye ki nga xam ne moom dafay jóge ci fu sori nekk doomu néew doole di xuus di reyante yaa xam ndax film ngay def yaa xam ndax musique ngay def ndax yaa xam ndax da ngay bëre yaa xam ndax da ngay baana parce que yooyu yëpp léegi-léegi nga romb néew doole ci tali bi mu mel ni ñëpp di xëccoo loo xam ne moom lay añee kooku soo ko bëggee wax ay waxi waaw réew mi nii la tolloog nii lañ kii ak dëkku fii la dëkku fële la dalay du la ñàkkal kersa waaye xam nga lan moo ko ñor lu muy dundee te ñii ñuy toroxal nii nga xam ne lu xew rek nga jóg ne li waru fi am day fekk yow li nga nekkee yomb na xam nga sa ceeb niin na su la neexee nga toog ne ah waaw man dama nekk ci réew mi yax bu réew laa bokk dama jàng dañ ma yar sama waajur ndiw si di tudd say maam ak say kii ak yooyu dafa yomb ki nga xam ne moom kenn xàmmewul maamam kenn xàmme mayuñ ko dara dëkk bi muy jóge sax kenn tudd ko nga ñëw dugg fii Ndakaaru di dugg di reyante ba nga xam ne télé dalay teg naan kii kat moo fi fen ci lii kooku bokkul ak ki nga xam ne léppam dafa yomb moo tax gis-gis yi ñoo dul bari. waaw d'accord Ibou léegi ci point boobu nga ni ñafe gi d'accord nit dañuy jóge fenn ñafe pour def lenn ñu si bëri ci art bi la ñuy mujjee comme ay cinéma et autres. moom la ñuy dugg pour mën a fës mën a am lenn loo xam ne dinañ ko def mais suñu déggee ñenn ñi nekk ci biir secteur bi je prends l'exemple Cirque Noir bi xam ne moom moo fi mujj ci coow bi. boroom ñi ci nekk te dem